asalaamaaleykum chers amis téléspectateurs maa ngi leen di siyaar ku ci nekk sa tur ak sa sant vous êtes dans votre 5e numéro les empires de la sécurité pourquoi tey ñu nekk fii ak Kër Mbaye Fall Grand Mbao tey dañuy sant grâce au chef de l'État si engagement bi mu am si sécurisation dëkk bi tey gis ngeen Kër Mbaye Fall am nañ fi brigade gendarmerie bu bees tàkk vraiment rien que rek pour apporter population bi li nga xamante ne mooy ñu dund en sécurité. ñuy remercier aussi tamit Ablaye Pouy Obama li tax ñu koy remercier c'est grâce à lui tey Kër Mbaye Fall ñu ngi vivre dans l'instabilité parce que tey éclairage bi dugg na fi poste gendarmerie bi ñëw na sénégalais yi nekk fii Kër Mbaye Fall ñu ngi dund l'aise bu si kanamee tuuti dinaa xuus ngeen gis seen rubrique découverte ngeen xam ni la sécurité c'est quelque chose de précieux. ñuy remercier le chef de l'État di remercier le ministre de l'Intérieur di remercier le haut commandement de la gendarmerie di remercier la direction de la police ñuy remercier aussi tamit même les ASP maa ngi leen di siyaar ku ci nekk sa tur ak sa sant même les soldats qui sont au front maa ngi leen di remercier aussi tamit sapeurs pompiers. sama gars yi la sécurité c'est nous la sécurité faisons de tête en sorte que ñuy ñëw en appoint di dimbali suñuy forces régaliennes di leen di jàppale pour sécurisation population bi suivez-moi et vous allez vivre ce qu'on appelle rubrique découverte. tey nag les empires de la sécurité moo la seet si ñu bëggoon waxtaan tuuti rek ak lan ngay ñaax population civile bi pour ñu mën a dimbali suñu gendarmerie nationale ngir ñu yombalal leen seen liggéey. sant yàlla rek ndax yàgg nañ ko fee bëgg lool lool ndax dëkk bi amuloo sécurité dara yàgg nañ fee bëgg gendarmerie ñu di ko fi wax at mu ne ñu ne dañuy ñëw at mu ne ñu di ko séentu ban bu ko yàlla dogalee ci monsieur le maire mii dañuy sant yàlla bu baax di ko sant na yàlla bu baax di ko sant ndax dëgg yàlla bañ ko yàggee établir yàgg na lool comme nag yàlla tombé na ko ci moom la ko tombeel yal na yàlla guddal fanam te wéral ci barke sant nañu ko baax a baax ndax sécurité ba gënoon ko lool te mu jafe fi lool waaw wax dëgg yàlla. tey nag looy ñaax gone yi nga xamante ne ñoo nekk si biir gox bi si biir dëkk bi lan nga leen di ñaax ñoom. xanaa góorgóorlu te jéem a jub rek. góorgóorlu bu baax a wax te jéem a jub ndax jub day loolu waaye mën a wax looy wut amoo jub dem nga loolu naqari di nga am loolu naqari. C'était le chef de quartier de Kër Mbaye Fall extension Pa Cissé mi nga xamante ne moom it jéegoom rafet na lool fii si Kër Mbaye Fall yàlla dogal tey bi ñu ñëwee fii ñu fekk ko fi mu nekk benn mbégte macha allah dégg ngeen li mu leeral depuis 99 mu ngi woon fii donc Kër Mbaye Fall démb ak Kër Mbaye Fall tey xam ngeen ni changé na ndax wax na ko waaye nag nee na mu ngi gërëm ki nga xamante ne aussi mooy monsieur le maire mi nga xamante ne si nguuram si la dëkk bi leer si la ñu am poste de police bi si la ñu am lépp macha allah. Pa Cissé ñu ngi lay jaajëfal te di la ñaanal jàmm di la ñaanal gudd fan ak wér. Salaamaaleykum monsieur Ousseynou Ndoye muy chef de protocole monsieur le maire Obama fii si Grand Mbao Ousseynou Ndoye naka def. maa ngi lay sant maa ngi fi di la dalal jàmm bu baax les empires de sécurité donc. alhamdulilah ñoo ngi fi bu baax a baax. waaw tey boo duggee si rue Kër Mbaye Fall yëpp am na éclairage public te ku ne éclairage public ne sécurité. ñu ne détouré ñu tegal ñu fi poste police mais grâce à qui grâce à monsieur le maire Obama tey ñu bëggoon nag nga andi ñu si tuuti leeral rek si loolu. ok donc loolu moom dinaa ci sawar a wax. parce que soo waxee ne tey dëkk bi yenn population bi surtout la population de Kër Mbaye Fall gis ngeen ne am na amélioration ci éclairage public muy EP bi loolu dama ci am ay dama ci indi ay firndeel yu wér parce que en 2014 bi ñu ñëwee muy ci magistère monsieur le maire Abdoulaye Pouy Obama gisoon nañ ne li doon tàkk ci ay làmp ci commune de Mbao
commune de Mbao laay waxuma la Kër Mbaye Fall mais sur les 4 localités y compris li fi doon tàkk ci ay làmp soo doon wàñña matul fanweer mais bi ñu ñëwee moom li mu njëkk a wax mooy sécurité wu dëkk bi kaaraange wu dëkk bi donc si loolu tey bu ñu xoolee na Mbao li fiy tàkk ci ay làmp bari na surtout l'extension parce que Mbao ku ne xam na extension la parce que day màgg Kër Mbaye Fall day dem Zac Mbao day ñëw après autoroute à péage mais tey lu ñu mënta wax ci dëkk bi éclairage public moom gàcce ngalaam à monsieur le maire parce que li mu fi def tey ëpp na 600 lanternes yu bees tey mën naa jàpp ne ñu ngi ci 800 et quelques donc tey dëkk bi leer na trop donc ci wàllu sécurité loolu mooy beneen bi mooy li nga wax ci wàllu gendarmerie tey am na ñu ne woon dina am du am mais monsieur le maire jël na en tout cas si li ñu mën a wax benn local boo xamante ni tey mu ngi fii kenn du ko naatable fii si Kër Mbaye Fall ci arrêt Juma bi fii nekkoon ancien poste de santé bu Kër Mbaye Fall tey foofu local boobu jël na ko ku fa dem di nga xam ne dëgg la defar nañ locaux bi gise na ak kilifa yi ngànk sécurité donc ba vraiment remettre les clés ñoom si ñoom la des ñu war a ñëw installé wu incha allah pour fonctionnement wu poste gendarmerie boobu am na nag ñu ne du am mais xëj na mbirum politique lëmbe na xol yi lëmbe na dëkk bi ba da ngay bëgg a defar pour sa population mais am ñu taxaw ne bu doon seen sago du am parce que ñoom dañuy nekk ci beneen camp opposé tu vois donc tey yàlla suturaal nañu incha allah ci peu de temps incha allah poste gendarmerie dina fonctionnel te askan wi nañ xam ne gendarmerie am na fi. waaw lan ngay ñaax askan wi. su ko defee ñu mën a dimbali suñuy forces régaliennes si cadre sécurisation. donc li may ñaax askan wi mooy que ni tey le maire bu fekkee mu ngi def tous ces démarches pour seen kaaraange muy les populations tey sécurité bi war a njëkk mooy population bi tey ñooñu bu ñu ñëwee ñoo leen gën a war a mën a liggéey yombale liggéey bi en tout cas li ma mën a wax li xamante ay tere la warul suñu commune ñun ñoo si gën a war a mën a def sensibilisation pour suñu njaboot suñuy doom ak ñeneen ba vraiment violence du fi am banditisme bi dafi jeex yeneen ak yeneen bañ fi ñàkk mais bu fekkee da nga fi indi ay forces de l'ordre tey population bëgg a dal seen kaw du sotti donc Mbao ku ko xam-xam ne commune de Mbao vraiment yàlla mu ñu suturaal li nga fiy dégg sax jamono yi nga koy dégg mais masta woon am parce que éducation de base am na si dëkk bi mais xëj na xale yi ak fréquentation yi ak ñeneen ñi ñëw di fréquenter suñu commune mun na fi indi insécurité mais ñu ñuy jiitu mooy les populations d'abord vraiment pour mën a accompagner monsieur le maire ci mission boobu. donc ce qui veut dire Abdoulaye Pouye Obama dafa anticiper sécurité réew mi. anticiper na parce que tey booy xool un maire d'une commune tey ñëw taxaw. pour kaaraange pour sécurité xool ay xool instance yu mag yi pour ñu mën a sécuriser commune am kooku vraiment maire bu am vision rek moo mën a am idée yooyu. jërëjëf mais est-ce que moom am na ay agents de sécurité de proximité si biir dëkk bi. waaw loolu organisation la parce que y a les ASP qui sont là donc vraiment bëgg nañ aussi incha allah avec le temps mën nañ am ay agents de proximité ñu xool comment s'organiser dans les quartiers ba vraiment kaaraange gën a mën a law daal. jërëjëf. salaamaaleykum soxna si na nga def. maa ngi sant yàlla bu baax a baax. yaa ngi si jàmm. ça va alhamdulilah. soxna si tur gi naka la. Salma laa tudd. Salma. depuis Mbao. depuis Mbao. yow fii nga ne. waaw maa ngi fii. fan nga nekk fii si Mbao fii wàcc ci mairie bi. si mairie bi. waaw ah lii de wokkatu bu dajee gëstu la xanaa bi la mais Salman. émission bi ñu naan les empires de la sécurité tey moo la seet si. tey kenn du wax dëkk te tuddoo sécurité. Salman nag ñu bëggoon nag nga développer ñu tuuti Mbao ak Kër Mbaye Fall bu démb ak tey si cadre sécurité. waaw jërëjëf li nga ma laaj nag daf ma neex loolu. parce que ku ne xam ne ni nit ñi moom fu ñuy nekk rek sécurité moo leen fay bàyyi. ku nekk fu amul sécurité bu yàggee nga dem te ñun nag Mbao rek la ñu am. mais nag ci kaw loolu ñu ciy sant yàlla bu baax di ci sant sunu maire aussi maire Mbao monsieur Abdoulaye Pouye Obama. ndax ku ne gis na jéego yi mu def ci éclairage public. pour Mbao leer te bu dëkk bi leeree
insécurité wàññeeku. ñu jóge ci loolu ñu inauguré fii brigade de gendarmerie boo xamante ne yàggul dara tout récemment loolu lépp ci la sécurité des personnes et des biens. donc nag loolu moom defe naa day ñëw rek ci sa émission bi mooy sécurité te muy lu am solo nag ñu ci sant aussi bu baax suñu maire di ko ñaanal yàlla. tey lan ngay ñaax population civile bi. si jàppale bi ñu war a jàppale suñu brigade gendarmerie. waaw jàppale bi lu war la parce que suñu sécurité rek moo tax ñu ñëw fii donc damay ñaan ñu cohabiter ak ñoom. dund ak ñoom le bon voisinage. parce que tamit ki lay téyel sa kaaraange. vraiment da nga ko war a téye ak fukki loxo. et puis dafa war a nekk sax. donc may wax aussi ndaw ñi. nu ñu moytu. nu di leen gindi fu nu toll. gor su nekk war naa bañ sa fu nu toll yor yat di la jubbanti. nit day bëgg lu baax. yéen ñii gor moomu ko. ba tey yéen a ngi ci seen émission les empires de la sécurité tey nag ñu ngi fii ci garage Grand Mbao ñu fekk fii responsable garage bi nga xamante ne mu ngi nii adjoint nga n'est-ce pas adjoint responsable garage bi. mu ngi nii waaw d'accord léegi nag sëñ bi tey les empires de la sécurité da leen seet si pour ngeen contribuer tey seen xalaat ci wàllum sécurité fii ci dëkk bi nan ngeen ko gisee bismillah. waaw ñun ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm donc loolu boo leen si waxee ñun dañuy sawar pour débattre si parce que defe naa ne dundagu tranquille doomu aadama bi am sécurité si la bokk. donc ak brigade bi ni mu ñëwee nii defe naa ne ñun sax la gën a arrangé parce que commune Mbao bi ñoo ko doon xeex di si wax ay pendant des années donc yàlla sottil ka dañ koy rafetlu rek aussi tamit fas yéene see def suñu contribution donc mooy di allier ak ñoom donc di wax ak ñoom. di waxtaan ak ñoom ba ñu réeroo ak ñoom comme ñoom ñun lañ fi nekkal ñoom it ñoom lañ fi nekkal def naa ne aussi tamit dëkk noonu lay doxee. dëkk noonu lay doxee donc mu nekk loo xam ne daal lu ñuy rafetlu la waaw lu ñuy rafet ñun nag garage yi moom lañ am yàlla dogal na Mbao agression bi baru fi parce que am nañ suñu fullo du dëgg mais aussi tamit dañu am ay mbokk faneen fangu doomu aadama ñëw fii duñu ko yàqal lu mu la jaral rek ñun jaral ñu lu ko raw donc loolu. defe naa ne kuy dox ci commune Mbao xam nga bu baax fan mooy Grand Mbao ñun noonu la ñuy doxee am nañ suñu fulla am nañ suñu fayda. parce que comme am nañ brigade bu bees te amuñu ko woon ak lampa yi léegi dëkk bi foo tourné dëkk bi leer na nañ dañuy sant yàlla quoi mais insécurité bi xam ne moo am ci dëkk bi. parce que tey Sénégal moment bi ñu toll nii foo tourné chaque jour yaa ngi dégg violation rey nañ nit agressé nañ nit agression yu bëri yi nii la moo ko waral. booy rayaate bu métti be yi xew nii léegi lan la tuxam yamba mi kase la ak 15 bi parce que tamit am na loo xam ne xajul si nit nit mënul boole ñaar yow mënoo tux yamba di ànd ak sa sago. éclairage public bi fi am par exemple man sañ naa wax te dinaa si wax lampe solaire yi tu sais est-ce que xam nga commune bu nekk ñaata la si am à part la commune de Mbao commune bu nekk mu ngi si am 150 mais la commune de Mbao a été dotée de 380 loolu yëpp. si bëgg Mbao la ak doxam boo xamante ni ba tax relation boobu loolu am fi tey kon loolu am na xamante ni bu ko amee nañ ko gërëmee yàlla te comme satisfaction population am na si côté yore dañu sant yàlla parce que man mii di wax ak yow ñi doon def lampe solaire yi ma doon ànd ak ñoom si liggéey bi mais koñ bu ma dugg bu ñu fa defee lampe solaire yi 2 jours 3 jours dama fay romb wala ku ma xam woo ma ne ma waxal ñu maire jërëjëf kon boog satisfaction am na. ñu ngi leen di gërëm di leen sant yéen tamit si liggéey bi ngeen di def nii c'est aussi tamit bien aussi tamit li xamante ni mu ngi xew si biir commune yi ak si biir koñ yi am na ñoo xamante ni mënuñu fa dugg mais yéen tamit ngeen di fa dugg nii tamit di taataan tamit nit ñi tamit ñuy xam lan moo xew si biir commune yi di xam lan moo xew si biir. soxna si na nga def. maa ngi sant yàlla bu baax. yaa ngi si jàmm. maa ngi sant bu wér. nag émission bi tudd les empires de la sécurité ñu leen di seet si. pour ñu wax si sécurité dëkk bi. ndax ku ne xam nga Kër Mbaye Fall lu mu meloon. dëgg la ak léegi nag mu mel tey duñ jàngat nga ci waaw sant yàlla rek si wàllu police bi maanaam Kër Mbaye Fall moom ñëpp xam nañu mel mais ñun moom sécurité dëkk bi rek moo ñu soxal waaw te macha allah comme yàlla def na am nañu poste bu bees xëy na amaana affaire yi dina wàññeeku parce que Kër Mbaye Fall moom dafa doy waar. tey lan ngay ñaax population civile bi pour ñu dimbali. waaw xanaa ñu jàppale leen rek parce que ñun ñoo leen war a jàppale waaw jàppale leen. ne Kër Mbaye Fall am na changement parce que 93 ak léegi du tey te du démb yàgg na trop waaw mais Kër Mbaye Fall léegi daal moom
man daal li ma ci mën a wax daal moom xam naa ne bëriwul mais am na changement daal bu baax. mais est-ce que éclairage public bi àgg na seen koñ. macha allah leer na naññ lamp yi wax dëgg yàlla moom da ngay dox ci sécurité boo génnee moom man mi nga xam ne fajar laay xëy 5 heures du matin ci leeraay bi laay dox ba may génn waaw. soxna si loolu la woon. waaw loolu laa ji. ñu am mbégte ak contentement ba ñu dalalee. waaw vraiment jërëjëf. ok merci. rakk na nga def. sant yàlla grand bi naka la Mohamed Diagne. Mohamed Diagne. waaw yow yaa ngi fii Kër Mbaye Fall. maa ngi Kër Mbaye Fall waaw. yàgg nga fi. waaw depuis 2010 maa ngi fi. depuis 2010. waaw nan nga gisee woon Kër Mbaye Fall bu njëkk ak Kër Mbaye Fall tey. waaw Kër Mbaye Fall avant moom bëri woon na insécurité bu bëri waaw parce que y avait trop d'agression mais instant bi moom comme que am nañ benn brigade gendarmerie bu bees ñu ngi sant yàlla daal. yéen a ngi sant yàlla. waaw parce que yaakaar nañ ne bu ñu amee brigade bu bees affaire yi dina mën a changer en plus lamp yi tamit ci gox yi koñ bi yëpp leer na foo bëgg a jaar di nga fa jaar ba pare tamit lii tamit day yokku sécurité si dëkk bi parce que vu que ñu ne am nañ fii benn brigade bu bees rek ñi doon def ñaawteef yi dinañ wàññiwaat seen tànk teggiwaat seen tànk gën a replier wu. vu que nag xale yi màgg ñoom tamit dinañ gën a am benn genre esprit tranquille bi mën a dund normal parce que tamit mënoo dund si gox boo xam ne agression tux yamba wala yenn trucs yi tamit désordre la quoi. mais vu que am nañ fi lii ñu ngi sant yàlla di xaar leneen tamit. di xaar leneen. waaw tey lan ngay conseiller say moromu jeune yi nga xamante ne dañ daan def naka su dul noonu. waaw mais sama morom yi leen rek laa leen digal parce que góor moom boo bàyyee tamit li ñu la sant tamit da ngay dem def leneen rek comme que ñu ne la jàngal jàngoo kay demal uti liggéey li ñuy def nii yëpp ñaaka am xëy moo ko waral man loolu sama gis-gis man loolu laa sama point de vue loolu laa gis. parce que tey ndaw bu amul liggéey tamit bu xamee ne bu jaayee boon dina am xaalis dina ko dem jéem a defi ji pour am xaalis bu xamee ne bu agressé dina am xaalis mais vu que ñoom tamit samay morom lañ dama leen di conseiller en tant que jeune quoi ñu dem bàyyi li ñuy def dem xooli leneen ba pare tamit parents yi gën see jàpp gën a xoolaat tamit xale yi seen dundin ak seen tooguwaay seen fréquentation loolu moo ëpp importance. dëgg la tey lan ban appoint ngeen di ñëw dimbalee gendarmerie yow. ñun su ñu ko mën a dimbalee boobu cadre ñun bu ñu gisee ñaawteef vite fait ñu jëm leen prévenir jëm leen ko wax ñoom tamit ñu ñëw def seen liggéey. macha allah ñun si loolu lañ leen mën a jàppale. mais rakk kontaan naa si yow. bu njëkk bëri na ay agression ay jëfin yu ñaaw yu bëri c'est trop daal yoo xam ne nii kenn mënu koy wax. tey lan mooy changement bi tey daal am na changement am nañ benn brigade bu bees am nañ yenn lamp yi dëkk bi leer na lamp yi lépp mu ngi leer wax dëgg yàlla am nañ yaakaar ne daal changement am na bu baax a baax jamono bu njëkk ba ak tey am na changement bu baax a baax. papa na nga def. sant bu baax. mbaa yaa ngi si jàmm. alhamdulilah papa ñaata at yaa ngi Kër Mbaye Fall. war naa fi am 9 ans de bientôt 10 ans. bientôt 10 ans. waaw. nan nga xamee woon Kër Mbaye Fall bu njëkk ak léegi. am na changement nag. am na changement bu bëri. lan mooy changement bi. bu njëkk bi agressé amu fi woon mais biñ lee ba ci digg bi agressé bëri na fi trop. di jël xaalis nit ñi wala jël seen portable wala dégg nga maam dóor leen dugg seen xaalis bu ñuy xëy. léegi nag comme yàlla dogal na am ngeen fi ab gendarmerie. kon ñoo ngi am xel tuuti ne dina xaw a tane. dina xaw a tane. tey lan ngay ñaax population civile bi pour ñu dimbali gendarmerie. li ma di ñaax daal mooy pour ñu dimbali gendarmerie ku ci gis ñoo xam ne ñu ngi ci sab koñ di def loo xam ne du yoon. te gendarmerie yegg na nga dem dis leen ko. mais wax dëgg yàlla maa ngi ci koñ bi dem mais am na yoo xam ne daal ay jafe-jafe lay andi bu fi yàggee. yéen nag comme yéen a ngi fii diggante bi ak diggante bi am na problème mu ñoo xam ne dañuy sonal doomu aadama yi. léegi comme yéen a ngi fi nag ngeen jéem a ñëw xool foofu. xëy na du ngeen ci ñëwee yàlla mën na am changement am ci. waaw papa tur bi naka la. ñoo ngi wax Daouda Seye nag. Daouda Seye di maa ngi bëgg. waaw kontaan di la ñaanal jàmm. di leen ñaanal jàmm yéen itam. allahumma amiin yal na yàlla def liñ fi bëgg rek. allahumma amiin jërëjëf. yow kon tey dama lay laaj. Kër Mbaye Fall bu njëkk ni mu meloon si agression Kër Mbaye Fall bu njëkk ni mu meloon si lëndëm tey Kër Mbaye Fall am nañu lumière am nañu gendarmerie. waaw tey ndax tey sa xel dal na. waaw dal na de kontaan na. waaw waaw. nan ngay ñaan ñi nga xamante ne ñoo nekk Kër Mbaye Fall pour ñu dimbali gendarmerie si seen liggéey. dama bëgg nañu dimbali rek parce que gendarmerie yu nekkoo fii dafa baax si Kër Mbaye Fall. dafa baax si Kër Mbaye Fall. waaw. loolu moom kontaan. jërëjëf yaay bi. sama nijaay. Kër Mbaye Fall bu njëkk ak tey Kër Mbaye Fall bu njëkk fu mu nii moom fa tabaarakallaa waxtu nu xaalis xëy na avancé na lool. yaay booy na nga def. dañu seer rek maa ngi fi. mbaa yaa ngi si jàmm. maa ngi sant yàlla. yaay booy noo xamee woon Kër Mbaye Fall bu njëkk ak tey. léegi day bokkatul dëkk bi de léegi dafa sensé. day na waar daal li ci ne. waaye ñoo ngi sant yàlla bu baax rek. lan moo tax ngeen di sant tey.
ndax am ngeen brigade gendarmerie. waaw am na moom noo ngi sant yàlla ñaan mu sax ak jàmm rek nu yàgg fi te wér. lan ngay conseil xale yi nga xamante ne dañuy xëy di agressé di def naka su dul. xanaa ñu ne ci jub rek ndax jub mooy lépp boo jubul moom. newoo ci dara lépp lu waaye di am rek juba ko gën. dëgg la waaw. yal na leen sunu borom jubal bi nga daan xëy 4 heures du matin daan nga tiit. damay tiit moom ndax dëkk bi neexut. waaw léegi est-ce que yaa ngi tiit ak lumière yi. maa ngi sant yàlla rek lamp yi leer na police bi ñëw na ñoo ngi sant yàlla bu baax. alhamdulilah waaw ñoo ngi jërëjëf sama yaay booy. waaw. jërëjëf. mi ngi fi rek. yow noo tudd. Mouhamed Dia. Mouhamed Dia yow noonu yàgg nga Kër Mbaye Fall lan nga daan dégg fii Kër Mbaye Fall si ay ñaawteef. ay agressé ay rey lu nekk. lu nekk mais léegi sa xel dal na lan moo tax sa xel mu dal. ndax police baa ngi fi. gendarmerie baa ngi fi moo tax sa xel mu dal xoolal télé bi lan ngay wax tey njiitu réew mi. Macky Sall moom maire bi li mu fi def moom baax na ndax gendarmerie baa ngi fi. agression yi wàññeeku nañ. wàññeeku nañ. kon ñu ngi sant bu baax. yéen a ngi sant bu baax léegi heure bu la neex da ngay génn heure bu la neex da ngay dugg. waaw. daal kontaan nga daal lan ngay wax tey les empires de la sécurité. les empires de la sécurité tey ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax ndax li ngeen fi def moom ñëpp a ngi koy wax. ñëpp a ngi koy wax macha allah merci grand big daal si. waaw maa ngi sant yàlla wax man ça fait 15 ans. fii ngay jaayee. waaw fi lay jaayee. nga xamee woon Kër Mbaye Fall bu njëkk si insécurité. Kër Mbaye Fall bu njëkk ci insécurité waaw léegi ñu ngi sant yàlla bu baax. waaw parce que defal nañ ñu gendarmerie bu bees am nañ sécurité lu waay doon def loo xam ne naka su dul noonu la di nga sóoraale kon daal ñu ngi sant yàlla fi ne heure bu ñu neex génn heure bu ñu neex dugg. mais éclairage public bi àgg na ba seen koñ. non pas tellement. yegsiwul koñ ma nag fii rek la yem sécurité bi ci biti la yem yegsiwul koñ ma ak foofu daa xaw a sori. waaw ñu bàyyi seen xel ci àdduna rek bàyyi seen xel ci àdduna xam ne lu bon amul njëriñ amul mujj ñu wëlbati seen xel xol ci li neex yàlla suñu borom ñu di ko def ndax lu bon amul njëriñ daal ay xale yu ndaw lañ dañoo toll ci seen ndaw ñu seet loo xam ne daal lu neexul yàlla la ñu bàyyi ko seet ci li neex yàlla ñu di ci dox. incha allah rabi pare nañ pour dimbale leen ñooy buñ ñëwee dañ sóoraal ne population bi ñu fekk dañoo war a jëflanteeg ñoom ñu bàyyi xel nit ñi bàyyi leen xel ñu ànd liggéey ndax ñun ñëpp ay citoyen lañ te ñun ñëpp ñoo bokk Kër Mbaye Fall te dañ leen indi fii uniquement pour ñu jàppale ñu kon ñoom nañ leen jox seen liñ moom ñu jox ñu liñ moom ñun tamit ñu jàppalanteeg ñun xam ne àdduna yàggul. waaw jërëjëf tante. waaw kay merci beaucoup. bon gis ngeen tey nag suñu rubrique découverte bi li nga xamante ne population Mbao ak Kër Mbaye Fall li ñu jot a réagir contentement bi ñu am si installation brigade gendarmerie bi macha allah ñoom ñëpp ñoo méngoo même wax parce que nee nañu seen xel dal na te ñu ngi pare pour jàppale ñi nga xamante ne ñooy waa gendarmerie pour seen liggéey mun a jag fii si Kër Mbaye Fall. C'était votre émission les empires de la sécurité ne woon naa leen fu ne la ñuy dugg aujourd'hui on est ici à Kër Mbaye Fall Grand Mbao pour vous faire vibrer encore ce qu'on appelle la sécurité sama gars yi à bientôt.